jërë ngeen jëfate ci teewlu bi saa su ne ci télévision Futur Média mbokk yi xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës dellu waxati ci ndam bu Sénégal waaye it yëraat nataal boobu nga xamante ni wër na àdduna wër xarala yi muy gone gu jigéen googee sax ñu bari di ko bàkke nag gaynde gu ndaw Fada Aïcha Fadé la ñu koy wax mu toll ci ñeenti at moom nag ma ngay dund ca États-Unis waaye nag ay waajuram daal ñu nga fekk baax fa ñu naan bokki jawe am nañu fii tamit njaboot fii ci Ndakaaru dem nañu nag seeti ji njaboot ga la ñu wax foofu nag mooy ñoom sax nag dafa fekk ni football dañu koy dund ba noppi dinañ ci ànd ak Marcel Maroun lu jëm ci wàllug li nga xamante ni moom mooy ndamuk Sénégal nag ñu jàpp ni lu bari lu gàkkoon mën na fee jaaree defaru waa boog sax ay diggante yoo xamante ni ñagas na ñu ne nguurug Sénégal fi mu ne nii mën naa woolu jàngalekat yi lii nag ab porox ndool la sax nag ngir seet daal luy lënc seen diggante ñu jéem ca taxaw fële ca diwaanu Ndar way juru ndongo yi ñu bari nag noonee la ñu gisee ak ñenn ci jàngale kat yi ñu des ba tey ci wàllug trophée ñu xamle balaa ñuy jeexal xibaar yi nag di ngeen gis Aliou Cissé waxtaan wi nga xamante ne seq na ko ak sunu naataango Mamadou Ndiaye gannaaw nag bi leen président Macky Sall sargalee ba noppi moom Aliou Cissé mi ngi delloo njukkal askanuk Sénégal te nag loolee ñu jàpp ne ak ŋàññ la gundaan jëmale ci moom noonu nag na mu ko gisee mooy dara nekku ci xëy na ku nekk ci yenn place yi faaw nga dégg yenn yi waaye moom lu mu doon yóotu tey rek mooy ndam lii te am na ko di ngeen ko dégg laata ñuy tëj xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee nag woon nag ak ndam li nga xamante ne Sénégal am na ko ci Afrique loole nag tax na daanaka mbégte gi ñu ko doon nemmeeku fu ne waaye nag biñ ci gën a ràññee bokk na ci gone goog nga xamante ne nataalam nag daanaka dafa wër xarala yi ñu bari sax bàkkee ko ak gaynde gu ndaw moom xale bu jigéen boobee nag Aïcha Fadé la ñu koy wax ñeenti at la am ma ngay nekk ca États-Unis moom ak ki wayjuram fii nag ci Ndakaaru tamit ñi ngi fi wax nag ni am na fi njaboot waaye fa ñu fekk baax dëgg bokki jawe la sunu naataango Marcel Maroun demoon na seeti leen foofee nag dafa fekk ba noppi ni ñoom football sax dañu koo bëgg ba pare fii la ci Ndakaaru. nataal bi ñuy gis mooy def buzz depuis keroog ca dimanche ba gaynde yi jëlee ndam li ca Coupe d'Afrique des Nations 2021 muy buzz bu mag ba mu def ba sax waa fédération sénégalaise de football daal di laaj ngir ñu xam fan la famille yu Aïcha Fadé dëkkee mu di benn famille boo xamante ne football dañ koy dund bu baax a baax. photo bi moom comme da doon seetaan match bi maa ngi ak yaayam quoi ñu doon toog rek xam nga yaay kii bi Sadio Mané dara ñu tiir bi rek bu ko dugalee rek foofu la jógee di yuuxu mu taxaw yaay jël ko pause yaay bu mu jëlee pause nag def ci estat yi mu ne pa yow doo def photo bi estat ma jël def ko comme ni sama xarit yi ñu commencé jël ko ñu ko def exposé estat noonu rek ba affaire bi dem quoi. est-ce que xaaroon nga ne lii ah parce que xaaroon ma loolu de. ñu ngi remercier aussi la fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor le président. ñu ngi gërëm itam fédération sénégalaise football président bi di Augustin Senghor taxaw gi mu taxawu gaynde yi ak liggéey gi mu ci def bokk na ci lu tax ñu jël Coupe d'Afrique des Nations bi kontaan neen ci torop ñu ngi félicité askanu Sénégal yëpp. Félicitons aussi l'ensemble du peuple sénégalais. Bokki Diawé benn commune la bu nekk ci département bu Matam te maire bi nekk maamu Aïcha te mu tudd Kalidou Wagué. Aïcha Fadé mu ngi juddoo atum 2017 ci réewu États-Unis papam di sénégalais kon yaayam di américaine waaye taxul bëgg gi mu bëgg Sénégal jéggi na dayoo moom nag muy gis ci papam benn référence ci lépp li muy def. même bu mu nekkee fii du nangu sori ci man même yaay bu génnee day wax du ànd ak yaay bi bu ma génnee moom lay topp fu mu mënta dem man lay topp quoi même jour bu ñu voyagé bu ñu dem aéroport da doon jooy sax nee na bëgguma moom kese mu dem doo bëgg ma ànd ak moom quoi. man comme yaay ma ne yaa ko noonu yàlla dogale mënuñu ànd ñu toog rek xaar yàlla bu ñëwee rek lépp dina baax quoi. Aïcha a eu à faire ses premières pas. Aïcha mu ngi jàngee dox keroog ba Sénégal di dugal contre Pologne ca Coupe du Monde 2018 Aïcha jubilé na tamit ca 2019 ca Coupe d'Afrique des Nations. 2019 pour l'équipe nationale du Sénégal. yeneen i mbokku Aïcha yi ñoom tamit dund neen ndamu gaynde yi ñuy fàttali ne Aïcha tey dañ ko doon xaar ci Sénégal waaye dañ daal di reporter tukki bi ndax test Covid yu mu war a def ñu koy xaar nag bi yoon jeudi wala aljuma.
mi ngi noonu mu nekkoon waajuram bu góor moom moomee di Aïcha Fadé nekk nag jamono ji ci Ndakaaru. ñu des ba tey nag ci sunu gaynde yi ak seen ndam li gis ngeen démb gannaaw ba leen président sargale nag yëkkati leen ci grade officier de l'ordre national des Lions yemu ca am na ay terrain yu ñu leen jagleel ak koppar ku ci ne muy joueurs yi ba ci nag ñu bokk ci staff bi juróom fukki millions ci suñu koppar Sénégal yi nag ba ñu leen laajee nee nañ wax dëgg yelloo nañu sax lu ëpp lii booy xool ñu teewlu leen ci micro Cheikh Diop. li ñu def ci par rapport ak continent africain voire même le monde entier ñëpp gis nañu ko. buñ soñoon sax ñu yokk ko buñ soñoon ñu yokk ko ndax ñun moom buñ mënoon a dolli sax dañuy dolli waaw ndax liñ bëggoon moom la ñu defal suñu xol sedd na ci quoi. parce que dañu si gis sénégalais yi quoi waaw parce que dañu loo xam ne on cherche ça pendant plus de 100 ans ñu xëy un bon jour 2021 xam nga waaw 2021 bon quoi Cameroun 2021 ñu ànd ñu ko. kooku duñ def rek doon leen sant quoi. man yaakaar naa ne loolu mbir la moo xam ne c'est symbolique. mais du loo xam ne ni ñooñu nekk na loo xam ne dana fees seen bët parce que tey ñoom ñëpp ay sportif lañ de niveau international di gagner xaalis bu bëri donc le fait que ñu jox leen ko day wane rek réew mi sigil ñoom sigil nañu réew mi tamit bëgg na leen a sigil. waaw te boo xoolee tamit accueil bi ñu leen defal boo xoolee toute la population ñëpp génn nga gis ne vraiment lu ñëpp doon xaar la bon buñ ko ñàkkoon daal en fait du baax quoi vraiment. ma ngoog ndam lii nag gis nañu ne Sénégal ñëpp nag ñoo mànkoo woon doon benn kenn xàmmeewul fu mu bokk mbaa bokk fu keneen bokk ñëpp rek joxante nañu loxo lu ni mel it la ñu bëgg sax mu am nag ci njàng mi ndax gis nañu ne jàngalekat yi xam ngeen ni fan yii yëpp ñi ngi bank seeni yoxo ci njàng mi ñu ne nag lii ab porox ndool la war a doon ngir nguurug Sénégal ak jàngalekat yi toog waxtaan ba juboo am ci seen biir ca diiwaanu Ndar ñenn ci jàngalekat yi ak askan wa noonee la ñu gisee ñu fekk ji fa Diop ak Habib Seck. ñuy ñaari waay yoo xamante ni kii moom waajuru ndongo la ka ca des di jàngalekat bokk ci G20 jamono jii nga xamante ni Sénégal gagné na Coupe d'Afrique xool yëpp nekk benn rawatina l'opposition bi ak ñi nga xamante ni ñooy nguur gi moom jàpp na ni président Macky Sall daf ci waroon profito woo ci jàngalekat yi ñu toog waxtaan ngir na jàmm gën a mën a delsi ci wàllu njàng mi. yëpp ñu gis ni ñi nga xam ne sax daanaka mën naa wax ni dañ ko doon saaga di ko xas di ko yekk lu mel ni xeme mu woo leen ñu ñëw toog. j'aimerais que président de la République moom aussi si même occasion bi waroon na mën a profiter occasion ba mu woo jàngalekat yi. ci kàddu Gambi Diagne bi nga xamante ni waajuru ndongo la moom jàpp na ni waxtaan bi fii la waroon a gën a neex gën a itam yomb ndaxte ñëpp dañu nekk ci jàmm jamono jile te li ko waral du lenn lu dul Coupe d'Afrique bi nga xamante ni gaynde yi indi nañ ko. non fii mu nekk nii nag la ko war a defee nag ndax bu ko defee fii lii nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi coupe du monde bii ñu jëm di waaj a qualifié dafay gën a nooy yàlla dina ko jàppale ndax jàngalekat yi buñ ko ñaanalee ni mu leen di jàppalee si seen liggéey ak seen koppar yi buñ ko ñaanalee dana am Sénégal dana gën a avancé. moom Cheikh Tidiane Anne jàpp sax ni waxtaan du bees te kon nguur gi war na def jéego. li war nguur gi mooy wax dëgg yàlla ñu taxaw rien que pour satisfaire jàngal élèves yi. nga xam ne sonn nañu lool. moom Gambi Diagne gis ni sax lu jëm ci wàllu ko jafe-jafe yi nga xamante ni njàng mi mi ngi koy dund bu fekkee ni boobu ba léegi saafara amu ci la ko waral du lenn lu dul gouvernement bu bees bi nga xamante ni war nañ ko taxawalaat. def ko mooy dafa war a taxawal gouvernement bu bees kon ki war a nekk ministre yi war a taxaw pour régler ko ñooñu ñëwaguñu kon nag na ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi may ko tuuti rek ñu muñal ko tuuti. ñoom ñaar ñëpp ci seen i kàddu mooy jamono jii moom fi la waxtaan gën a neex ci diggante nguur gi ak ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi. jamono ji nga xamante ni Sénégal bii la yoon mooy bi mu njëkk amee li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations. ma ngoog diggante bi tamit dafa war a wéy di rattax muy way politique yi ak muy ñi fare ci kujje gi ak ñi fare ci nguur gi ndax gis nañu ni Sénégal bu mu amee ndam kenn xàmmeewul woon ku fare ci kujje gi ak ku fare ci nguur gi ñëpp ñoo mànkoo woon doon benn lu ni mel it dafa war a wéy bu nu sukkandikoo ci docteur Cheikh Gueye moom mi jiite rek cadre unitaire bu l'islam ñu ànd ci ak Cheikh Diop mi taataan ay kàddoom. li Coupe d'Afrique bi indi nag vraiment. daf ko jëmmal daf ko dëggal waaye li ñuy ñaan rek mooy ñu sukkandiku ci ambiance bu ni mel ak état d'esprit bu ni mel ngir gën a dëggal loolu ci réew mi xam ne réew mi jàmm rek moo fi xaj sénégalais yi jàmm lañ bëgg sénégalais yi mbégte lañ bëgg di dund même bu jongante politique taxawee nañ ko def ci jàmm ndax bu weesoo dañuy retrouver waat ensemble te loolu
dafa nekk taaru Sénégal nekk taaru vivre ensemble Sénégal ba tax na Coupe d'Afrique bi wane na ko li ñaan rek mooy mu wéy ba te jongante bañ koo yàq benn taxawaay bu ñaaw bañ koo yàq loolu rek lañ ciy ñaan. mbootaay gi taxaw nag ngir ñu gën a bàyyi xel waaye it dimbali ñi caabi féete gannaaw bu ñu génnee ñu mën a am ci lu ñu ne njiit la di Ibrahima Sall nag moom nee na daal président Macky Sall lii am yëpp muy ndam li ba tey da caa war a jaare tamit daal di jéggal ñenn ci ñi caabi féete gannaaw sin lim nag toll ci junni ndax nee na loolu dafay tax rek ndam li nga xamante ne ku nekk yaa ngi koy béggee ñoom it ñu mën a dem ànd ak seenu njaboot daal di koy béggee ndax loolu jàpp ne lu am solo la waaye tamit lu jëm ci wàllu trophée bi muy coupe bi nga xamante ne moom la Sénégal gagné dañoo war a fexe tamit ba daat koy wanaleeg ñi caabi féete gannaaw te ñu gën a doon ay ndaw ñu teewlu ko moom moomee ci micro Chérif Dia. Lasret ñi ngi féliciter vraiment victoire historique bi nga xam ne Lions de la Teranga am nañu ko mu nekk loo xam ne honoré na le Sénégal à travers le monde ñu gis na ñëpp ñi ngi koy féete ci biti. mais suñu borom def am ñoo xam ne nekkuñu fi muy ñi nga xam ne ñooñu jiitu yàlla na leen yàlla yërëm te yokk seen leer mais également am ñoo xam ne caabi daf leen féete ginnaaw ñu nekk kaso ñooñu ñun ñu jiite kuréel gi nga xam ne ñoo leen di dimbali foofu la ñuy ñaane rek ki nga xam ne mooy son excellence le président de la République du Sénégal Macky Sall mu bàyyee leen xel ci mbir mi te xam ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. maanaam mu gracier lu toll ci 1000 détenus suñu xel également dem ci xale mineurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk prison bu Forbé ñuy sàkku ci fédération sénégalaise de football di wax ministre de la justice ministre du sport Matar Ba di ko ñaan pour des raisons humanitaires coupe bi ni ñu koy wëralee Sénégal na seen xel dem ci ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu yóbbul ko xale yu mineurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk prison bu Forbé yóbbul ko prison Mbour ak prison camp pénal wala Rebeuss loolu yëpp mën nañ ci lëkkaloo ak administration pénitentiaire. wàllu tourisme bi ci Sénégal gis nañ nag ni mu nërmee la woon ci jamono yi yëpp bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey tourisme bi ami jafe-jafe waaye seetlu gi ak ndamu Sénégal mooy tourisme bi daal daf cee jaare sax nag di tàmbali di soqaliku loolee nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yëngu ci wàllu ko tourisme ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax dañu jàpp ni Aliou Cissé wax dëgg neex yàlla ak i goneem def nañ lu rëy rëy Abdourahmane Diallo ak Mamadou Guèye. di yëngu ci wàllum tourisme jàpp ni lu baax la ci secteur bi. ndam li profiter le secteur du tourisme la. te wax vraiment ak coupe bi gis nañu ne tey le monde entier dinañ gën a xam lan mooy Sénégal. parce que dina yomb ci tour opérateur yi. donc loolu mbégte la mbégte bu rëy la acteurs yëpp ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. ñi yëngu ci wàllum tourisme bi di ñaax kilifa yi ñu daal di jël opportunité bi fexe ba nga xam ne destination Sénégal dinañ ko jaay ci anam gu gën. boo nee Youssou Ndour ne Sénégal boo nee El Hadj Diouf ne Sénégal tey nag Sadio Mané Edouard Mendy ngay dégg daal di ko associé ak Sénégal c'est un réel vecteur touristique. waaye beneen chose bi mooy jël loolu ak sa xarañte jël ko transformé essai bi daal di ci jéem a jaay Sénégal parce que Sénégal déjà coupe bi jaay na boppam ba pare. ngir li ni mel nag mën a gën a yomb seetal dëkk bi waaye tamit dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum tourisme li war la ci jamono ji. infrastructure yi tamit ñu defaraat ko jàmm ji ñuy wax ci ñu fekk ko fi respect bi surtout setal bi. ñu gën a bàyyi aspect ci setal suñu dëkk. ci fàttali entraîneur bii di Aliou Cissé moom ministère du tourisme daf ko nommé woon ambassadeur de la destination Sénégal. ñu yegg ba commune bu Agnam wax nag ci maire bi nga xamante ni falaat nañu ko foofee muy Farba Ngom tey ji nag lañu ko daal di samp mbaa boog sax démb lañu ko samp wala tey ci suba moom moomee di Farba Ngom gannaaw ndam li nga xamante ne am na ko nag moom ak waa Benno Bokk Yaakaar foofee am na ci ñeenti adjoint yoo xamante ne itamit dañu leen a daal di tabbu toftal ko ca moom moomee di Farba Ngom mi ngi rafetlu moom it ndamuk Sénégal mu ne nag loolee dafa yemoo sax nag ak tooguk Macky Sall ci bopp mbootaay réewi Afrique yi Ali Bandel Niang. gannaaw bi mu gàddoo ndam li ci élection municipale yi ñu génn ak lu ëpp 96% meeru Agnam bu bees bi kat teg nañ ko ci place am Farba Ngom mi door ñaareelu mandat ci bopp commune bile ci ndaje bi ñu woote woon ci njiitalu sous-préfet ngir ñu taxawal bureau bi jaar ci itam wooteel ñeenti adjoint yi mboolem juróom fukk ak juróom benn conseiller municipal yépp ànd ak proposition wu maire bi.
le sous-préfet installé le maire bi officiellement. jublu ci li nga xam ne mooy élection des adjoints yàlla dogal 56 conseillers yépp kenn amu ci ngant ñi ci nekkoon Dakar ñi ci amoon yeneen soxla yépp bàyyi nañ ko ngir fulal bis bi ñu ñëw ci kanam autorité administrative yépp élire le bureau kenn ku ci nekk am nga 56 conseillers sur 56 loolu nag lu ñuy santé yàlla la mbir mi jàll na depuis 23 janvier léegi Agnam moo leen ñor Agnam la ñu jiital di gërëm waa Agnam yépp ñi fi nekk ci biir Agnam ñi nekk Ndakaaru ak ñi nekk bitim réew rek ci diaspora bi nañu xam ne élection jeex na jamono juñ toll nii man mii di Farba Ngom dinaa nekk maire de tous les Agnamois. gannaaw ndamub gaynde Sénégal ci football ba bawoo ca CAN ba amoon ca Cameroun Farba Ngom di député maire bu Agnam wone mbégteem. moom dañ ko installé comme président Union africaine loolu mu nekk ndam ju rëy ñu gagné coupe bi Sénégal moom ko yàlla tombal ko ci ayam moom mi président Macky Sall yàlla nañu yàlla may ndam bi ñu am ci kaw Égypte mu jig Sénégal jig président jig réew mi jig ñu ñun ñëpp mandat bu bees aussi bi nga xam ne ñu ngi ñu koy doog a installé tey fii ci commune des Agnam. député maire bu Agnam kon engagé wu na ngir kon muy wëyal liggéeyam maanaam poursuivre œuvre am lépp rek ngir gën a soxali xar kanamu commune bu Agnam. gannaaw Agnam Kédougou tamit maire bu yes ba moom it daal nañ koy samp mu wax nag li nga xamante ni moom mooy yéeneem àppal na leen nag fii ak ñetti weer ak lu teg nee na nag dana def kéemtalaay kàttanam ba lépp luy liggéey ñu tàmbali ko fa lépp rek ngir municipalité ba gën a jëm ca kanam Ibrahima Diabakhate. ginnaaw bu ko kii di préfet département bi jëbale léegi maire commune bu Kédougou joxe na boppam ab téeméeri fan pour que mu mun a indi ay coppite ci gestion institution municipale bi pour que mu mun a tàmbali liggéey bi bu baax a baax foog mu uti ay feneen xeetu partenariat. waaw xam nga tey commune bi xam nañu ne am ñu financement lu bëri te commune Kédougou dafa sonn lool am ñu ay financement donc il faut que ñu uti ko donc lu ñuy ne budget mairie bi rek du doy mais incha allah dinañ def lépp. Pour yeneen partenaire ñu nga xam ne ni mën nañu jàppale ñu ñëw jàppale waa Kédougou parce que waa Kédougou sonn nañ loolu te am nañu ay avantages yu bëri mais avantages yooyu tey mooy avantage naturel tourisme mun war na fi développer mais loolu yëpp tamit balaa ñu koy def il faut que ñenn ñi ñëw jàppale ñu si donc ñu ngi ñaan ndimbal ñu nga xam ne ni ndimbal collaboration la une démarche collaborative ku nekk ñëw gis lu mu mënta def si Kédougou en tout cas maire Kédougou bi nekk na maire bu nga xam ne ni dina ubbi Kédougou pour ñi ñi ñëw liggéey am benn situation environnement bu nga xam ne ni mun nga ñëw investir investissement boobu nekk durable incha allah. ingénieur des mines bi mu nekk maire commune bu Kédougou fas yéene tamit jàppale institution municipale bi ndaxte nee na fukk ak juróom at yi nga xam ne jot na ko def ci industrie automobile ak sidérurgie pour rechercher ay moyens conséquents dina ko mettre à la disposition de l'institution municipale pour ñu mun a jàmmarloo ak ay yeneenu jafe-jafe yi nga xam ne moom la commune bu Kédougou jànkoonte. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak mbootaay réew yi tugal yi yabal fii nag ab délégation bu takku ci institut Pasteur bu Ndakaaru ngir nag xaatim seen diggante ak nguurug Sénégal rawatina ak institut boobu nga xamante ni la ñu bëgg tey rek mooy mu daal di taxaw ci nu mu gën a gaawee ci defarub ñàkk yi jëm ci mbas mi solo si nag mooy fexe ba lu toll ci 300 ci ñàkk ñeel mbas mi nag institut Pasteur bu Ndakaaru daal di koy liggéey Aminata Mari Sow ak Pape Sangone Mbaye ci leeral. convention de don la gouvernement bi signé ko nag war ko jox institut Pasteur ci projet Madiba mooy defar ay vaccin fii ci Sénégal contre Covid 19 bi nga xam ne Sénégal soxla na ko Afrique soxla na ko ñu koy produire fii ci Sénégal institut Pasteur de Dakar war ko produire ñu ngi yaakaar nag fii ak mois de juin incha allah fii ak ñeenti weer dina mun a produire li nga xam ne mooy première dose vaccin anti Covid incha allah at bii di ñëw nag. ñu ne nag production bi nag day total au lieu ngay importer en gros di ko paqueté waat fii ci Sénégal di ko solaat ndax askan bi jot si ñu mën ko exporter tam fii ci Afrique de l'Ouest au moins année prochaine nag bëgg nañ vaccin bi yëpp à 100% ñu defaree ko fii ci Sénégal Institut Pasteur mu ngi ciy liggéey nag liggéey bu xarañ gouvernement di ko jàppale Union européenne di ko jàppale ak yeneen i partenaires tam di ko jàppale. nekkoon administrateur général bu Institut Pasteur di docteur Amadou Alpha Sall ñu àddu rek ci leneen muy nag
Abdoulaye Thiam nag ñu gën ko xam ci 12e gaynde bu Sénégal te mu bàyyi ko fi mu nekkoon koo xamante ne ràññee nañu ko lool ndax turam Abdoulaye Thiam sax daawu ko dégg waaye Thiam 12e gaynde ga daan gën a dégg ci ndam li nga xamante ne Sénégal nag am na ko fàttaliku nañ ko bu baax a baax xel yi nag dem ci moom ak it la mu yàggoon bëgg muy ndam li ñëw Sénégal waaye ginnaawam la ñëw ñu bari nag njoxtu ni fa mu tëdd tey xolam dana sedd bu baax a baax ci ndamuk Sénégal ñu ànd ci ak Mamadou Moustapha Ndiaye. dibeer jamook juróom-benn fan ci weeru février ci atum 2022 Sénégal jël na Coupe d'Afrique Ablaye Thiam 12e gaynde mi dëddu mën naa nelaw ba yandoor la mu mébatoon sotti na ndax gayndey Sénégal jël lii di trophée continental bi moom mi yàgg gàddu drapeau national fu nekk ci àddina bi démb xel yépp dem nañ ci moom. Coupe d'Afrique bi ah non waxuñu quart de waxuñu demi non déggu na ma la waxuñu quart waxuñu demi coupe bi la ñu wax. bi Sénégal jëlee ndam li fa mu dëkk ci Linguère Kumba 1 ndaw mag góor ak jigéen ñoom ñëpp riir wuti këram ngir sargal ak njabootam Birago Diop bindkat bu mag ba la mu wax dëgg la ñi dee deewuñu li koy firndeel moo di nataalub Thiam 12e gaynde ne fàng ci réseaux sociaux yi mu mel ne mi ngi fi ba tey moom mi doon liggéeyee poste yàgg kañ xale yi Aliou Cissé yi ngir ñu jël ndam li naam ci ndorteel yi sikk sàkk amoon na waaye Sadio Mané ak i ñoñam dem ci ba jeex jébbal askanu Sénégal lii di Coupe d'Afrique bi askanu Linguère di sàkku ci waa fédération sénégalaise bu football ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk Thiam 12e gaynde nelawal Thiam réewum Sénégal dun la mas a fàtte ci xol yi ngay mas di des. nga wuji yàlla may ñu ndam li ci sa gannaaw kon ka yaa yàlla na suufa ci kawam Thiam 12e gaynde niñ leen ko waxee woon ci ponk yi Aliou Cissé nag seq na waxtaan ak sunu naataango Mamadou Ndiaye gannaaw bi leen président Sall nag sargalee ba noppi moom Aliou Cissé dellusiwaat nag ci ndamu Sénégal mu jàpp ni askan wi tamit am nañ ci pàcc bu am solo jaajëfal na leen waaye loolee ñu bari jàpp ne ak ŋàññ la guñ doon jëmale ci moom Aliou Cissé jàppewu ko lenn ndax jàpp na ne loolu it ci football la bokk ñu teewlu ko ak Mamadou Ndiaye. moom critique yi moom mën naa wax ni que fii lañ ko fekk mais je crois que tey doomu aadama boo gis rek foog naa am na ay ambition dafa war a am ay ambition xam li mu bëgg xam fu mu bëgg a dem mu jaral ko nag lépp pour que justement mu mën ko atteindre tey bu dee dañuy wax équipe nationale mën naa wax ni que askanu Sénégal lépp ko moom. te loo xam ne askanu Sénégal yëpp ko moom mënoo tere sénégalais yi tamit ñu jox ci seen avis ñu xalaat ci ñu wax lan la ñu xalaat ñu wax lan la ñu gis. poste bi moo mel noonu tey Aliou Cissé moo fi nekk mais mën naa wax ni que ñu fi nekkoon tamit ku nekk ñam na ci critiques yi te suba moo fi jógee tamit ku fi ñëwaat tamit na pare na xam ni que moom tamit dina ñam ci critiques yi. maanaam dañ ko laaj zone mixte après match bi mu ne coupe bi yow la ko déjee lan moo nekk seen relation. waaw mais sama relation ak Sadio datul 2 jours yi lu ma lii ak Sadio du football rek dafa bëri waaw dafa bëri lu ma lii ak Sadio mais comme on dit rek amoon na ay temps yoo xam ne amoon nañu ay problème mais loolu mën naa wax ne relation doom ak papa la donc parfois tamit mu xaw a métti parfois mu am ay incompréhension mais Sadio compétiteur la. waaw Sadio mën naa wax Sadio mën naa wax Koulibaly mën naa wax Gana Gueye mën naa wax Abdou Diallo mi nga xam ne barki démb la ñëw ñoom Cheikhou Kouyaté dañu xam lu ñu bëgg te dafa am loo xam ne loolu la ñu yéenee askanu Sénégal vraiment. ma ngoog ñu wax ci làmb laata ñuy jeexal ak Sénégal Entertainment groupe bu GFM làmb gi ñu fas yéene tëgg combat bi diggante kii di Gouye Gui lay doon ak rëk-rëk làmb yi nag maanaam bëre boobu sax jàpp nañ ni enjeu dëgg la ndax muy ñaari mbër yi ku ci nekk soxla nga victoire Cheikh Sadibou Diarra. rëg-rëk Gouye Gui combat bu am solo ci ñaari mbër yi mu di daje xale ak mag bi nga xam ne ku ci am ndam ubbil sa bopp ay buntu yu bëri. ku mel ni rëg-rëg moom bëtam daf ko teg si ay VIP daf ko teg si ñoom Tapha Tine daf ko teg si ñoom Bombardier Ama Baldé Modou Lo Bombardier Balla Gaye de foofu la bëgg a dugg pour moom foofu mooy place am pour mu dugg si place boobu nag moom il faut mu daan Gouye Gui amul leneen lu muy mën a def lu dul daan Gouye Gui te luy daan Gouye Gui moom du yomb parce que Gouye Gui du ko may dara parce que Gouye Gui moom tamit bakkanam lay teg si combat bi
parce que combat bi li si xew yëpp dafa bari donc rëg-rëg ñëpp a ngi ne moom mooy favori mais na def attention parce que adversaire de taille lay croiser adversaire boo xam ne dafa am expérience adversaire boo xam ne tëlewul bëre adversaire boo xam ne dooleem dafa am doole donc mbër combat la boo xam ne combat bu am solo la si carrière ñaari mbër yi moo tax enjeu yi daal vraiment am na solo. wax ku nar a daan doon lu jafe. ku si daan am na fu mu lay yóbbu vraiment fu mu lay yóbbu parce que fu mu lay yóbbu mooy la cour des VIP rëg-rëg bëgg na fa dem guy gi bëgg na fa dem moo tax combat bi du yomb le 20 février vraiment ku dagg sa biir ñëw stade vraiment di nga seetaan combat bu neex di nga seetaan combat boo xam ne day am jël di nga seetaan combat boo xam ne day am jël di nga seetaan combat boo xam ne bëre lay doon ñaari ndaanaan bu ñu bëree il faut loolu neex. combat guy gi rëg-rëg bi Sénégal Entertainment Group bu GFM organisé mu ngi war a am dibéer 20 fan ci weeru février bii laata combat bi ñaari mbër yi dinañ amalaat face à face teg si ay open press. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti léegi ci kanam xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Sara Cissé.